jangeen jëf ci ànd bi ak ñun ñu gërëm leen ci niskis xabaaru marax yi li gën a fes bokk na ca ni lu jëm ci ay elaw yu nu gàll ay lacrymogène alkaati yi def lu ni mel dañ doon ñaxtu ngir bëgg njàng mi delluwaat tàmbali nu mu gën a gaawee ndax grève bi nga xamante ni CUSEMS ak SAEMS ñoo ko daal di sookeem muy ñetti fan yu xëppati élèves yi ni seenum njàng seen ëllëg mi ngi na sax daañu ci ñëw ci biir xabaar ak gëstu maam seen bu baamu booy fekk na ànd sàmm jikko yi ñoom itam xëye am ndaje ma ëngëmloo la ñu becc ginnaaw ndaje mi mooy tuumal nañu nguur gi fi nekk ni tey jàpp ne ñu ngi wéy di lawal borom ñaari turi seenu nekkin ci biir Sénégal li nga xam le ni dañu jalgati anam ba dàqeem loi ba doon yóbbu penc ndaw réew ma daañu ci ànd ak gëstu Mamadou Siitam ci biir xabaar yi danañ ci bokk itam lu jëm ci élection locale yi dañ caa nemmeeku ay waxambaane ki njëgamaar maanaam ndaw ñi ñu xataraayu dugg ci géew bi waaye itam ñu gis ne ginnaaw wotaa kon yi wote nan ba noppi ñanu fal ñu bari ay ndaw lañu lu tax kon ndaw yi ñu am bëgg lépp cong ci élection yi dañ ci ñëw gëstu bopp soxna Ami Diouf dañ ci booy lu soxal cong ma am ca diwaanu Gambie ba ay soldaaru Sénégal nekkoon ca mission CEDEAO ñàkk seen bakk ñeneen tam ñu tëye leen fi ñu toll ni tembe téye bu réer mër ba xam ci lu nekk ambassadeur bi nekkal Sénégal ca Gambie Bassirou Sène ñaawlu ko naka noonu tamit fi Casamance ñoom ni kacca leen ca bu leen ca kenn tudd ndax loole seen yoon nekku ca dañu ci déglu kaddu yi kër seen kaddu ci biir xabaar yi lii moo gën a fees ni ki faram fàcce gi sant leen gërëm leen cànd beeg ñun ITV xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci mbirum karangeen ay soldaar ñaar ñàkk seen bakkan ñaneen réer mër xamuñ ci lu nekk jamono ji tembeem lu ni mel tax na ba kàddu jib na ginnaaw njiitu réew mi Sénégal président Macky Sall mi becc bataaxal ñaawlu la xew masawit coono ak jaal ñi génn àddunam ambassadeur bu Sénégal ci réewum Gambie moo ca toftalu kaddu moom itam kaddu la yëkkati ñaawlu la xew te itam jàpp ni lu su war a teel a taxaw la ba lu mel ni bañ a amati ndax nekk lu gën ginnaaw soldaar yooyu bokkoon ci mission CEDEAO la ci xew ci ñoom ambassadeur bu Sénégal ci réewum Gambie Bassirou Sène kàddoom jib nag Amadou Bari ñu teewlu ko. waaw ñu ngi naqarlu dëgg yàlla mbokk yooyu wàññeeku di regretter rek li continuer di am dañoo yaakaaroon ne ak négociation yi nga xam ne nee nañu mu ngi am diggante MFDC ak nguurug Sénégal ñu ngi yaakaaroon ne négociation yooyu ñu ngi dox ba dina tax ba musiba yi da jeex ba Casamance delluwaat ci jàmm ak salaam ba nit ñi mën a dellu ci seen liggéey ñun loolu yaakaaroon moo tax biñ ko déggee dem mu bett ñu trop waaw bett ñu trop ndax dëgg yàlla suñ sañoon benn Sénégalais dootul ñàkk bakkanam ndax ay affaire MFDC ak i rebelle ndax léegi développement ci lañ war a jublu beneen aspect bi aussi mooy bant yi nga xam ne moo indi mbir mi bant yi dafa nekk patrimoine du Sénégal di bokk ci li nga xam ne aussi day sàmm paix ak stabilité environnement au Sénégal day tax aussi ñu mucc ci lépp lu ñuy wax changement climatique donc bant yi dafa am solo ay garab yu mag a mag la yoo xam ne yenn yi am nañ fa lu ma téeméeri at ñu di leen dagg comme ça ak bu ñaaw ñu ngi koy naqarlu di ñaan loolu yàlla may ba ñaari nguur yi dem ba am ay patrouille yoo xam ne ñaari réew ñoo koy seq patrouille mix bu ko defee dara dootul mën a jóge fee di dugg si fii. muy kàddu ko son excellence ambassadeur bu Sénégal ci réewum Gambie Bassirou Sène jokkoom ak Amadou Bari sunu correspondant permanent ba ñu nekkal ca diwaanu Banjul foofee sax soriwul dalam Sénégal ñi nga xam ñoo di fippuy Casamance yi di MFDC ñoom seen kaddu jib na ci wàllu bi ni mel sàng ni le lalu jokkoo ak ñoom kay seen kaddu di Amadou Djiba nee na kaccat leen ci ñoom fippuy Casamance yi MFDC seen yoon nekkul ci wàllu guddi mel ñi ngi sax wax ni lu jëm ci yooyu kaddu ñi ngi ñaawlu la xew daañu ci ñëw léegi incha allah donte ñu ngi tuumaal soldaar yi ni ñoom soldaaru Sénégal yi ñoo njëkk a daat jalgati bataaxal bi ñu siifee woon di bataaxalub déggoo ngir jàmm am dañu ci ànd léegi bala xibaar yi jeex ak Amadou Djiba mooy rek kàddu MFDC jokk na ak Iyane Demba Tine
xabaar yi wéy del si wàcc lu soxal mbirum élection locale yi fi ñu toll ñu ngi wéy di compter carte gi ay résultats mi ngi tàmbali wàcc ba tey ndànk-ndànk dañ ñëw léegi waaye jàpp leen ni gis na ni yooyu lay watee ndaw ñi dañ cee songandoog doole ndaw yi song noonu ko ñu bari dem ci ñoom wate ji waaye itam ña duggoon ci géew bi ne ay ndaw am nañ ci am ay ndomba tànk ni ay maire ak ay président conseil départemental lu waral loolu ndaw yi xataraay bi ñu xataraay dugg ci géew bi ak li leen di xaar ëllëg ñenn ci waa Ndakaaru seen kàddu jib naak gëstu soxna Ami Diouf reportage. ci gox yu bari fii ci Sénégal maire yi ñu fi fal ci élection locale yi doon ay ndaw ci mbedd Fann Amitié bi ñu tase fi ak Pathé Djité mu jàpp ne ndaw yi avenir u Sénégal mu ngi ci seen loxo. loolu day wane ni rek ndaw yi ñoo bëgg a jël seen destin en main parce que dañu fekk juddu màgg fekk fi ay politiciens yoo xam ni dañuy yàgg gouverner yorin bi doy waar trop ndaw yi dem ba jàng xam lu ñu xam mën lu ñu mënut. donc c'est normal ndaw yi ñëw jël li ñu moom Sénégal dafa toll foo xam ne tamit lu mag ñi jàngoon ndaw ñi jànguñ lu ko ëpp lu mag ñi mënoon ndaw ñi mën nañ lu ko ëpp. kàddu yi doon benn ak ndaw si. ndaw yi kay mooy avenir u ëllëg parce que ndaw bu ci bëgg lu baax bëgg dara bëgg ëllëg nga toogaat di nga liggéey fii nit ñi dañoo yeewu soxna su ku liggéeyu duñ la téye mag mu fi nekk dañu tegaat ko fi da nga liggéey mag mu fi nekk liggéeyu dañ lay puus léegi ñun ñoo takkul liggéey kenn soxlatuñu lem. góor ak jigéen fépp nag ñëpp a taxaw 2022 bi kay xeeñ na nekk dara demagul macha allah. ndaw yi dañoo xàmmee li nga xam ne mooy njëriñ bu ñu sukkandikoo ci kii di Pierre Sambou. waxtu dafa jot ndaw yi jël dëkk bi parce que ça fait des années ay ati at paa yi lañ ko bàyyil mag ñi lañ ko bàyyil teg suñu yaakaar yëpp ci ñoom teg na ne waxtu dina jot ñu changer réew mi kon ñañ essayer jeunesse bi xool nag. ñooñu dinañ mën a changer choses yi ñoom tamit xalaat googu am nañ ko ndax mun nañ ne ni lu ñu dund tamit ñoom loolu lu ñuy dund kon mun nañu comprendre ñun ndaw yi ñun fu ñu nekk li nga xam ne métti yi nga xam ne ñu ngi koy dund gàllankoor yi nga xam ne ñu ngi koy dund kon tey jii suñu leen falee ñoom lu ñu soxla ñun suñu bopp ñoom dinañ mën a xam ne ni jeunesse bi lii la ñu soxla. ginnaaw ba ñu falee ay maire daanaka ñëpp doon ay ndaw ni ñu taseel fii def seen yaakaar yëpp ci ñoom bu ñu sukkandikoo ci seen kàddu dañoo jàpp ne génération bi ñu fal du ñu def erreur yi nga xam ne ñi leen fi jiitu moom la ñu defoon. jaajëf soxna Ami Diouf xabaar yi wéy ak mbirum élection locale yi ca Grand Dakar moom coow la jeexagu ca fi ñu toll ñu ngi wéy di compter xob ya di wàññi xob yi waaye résultat yi gën a gundi xemam ne gën di kondi dañoo gis ni kenn ka fa nekkoon maire di Jean Baptiste Diouf lañu doon fal lii moo tax waaye askan wi ñu ngay ñaawlu résultat yi ne ñu daal la bacc lañ ci njoxtu si kat jub na kenn ci ñoom ñu ngi ko duppee kii di ami Thioune lay wuyoo am na lu mu ci denk Baba Ndiaye ñu teewlu ko. di sant nag population Grand Dakar di leen gërëm ci ni ñu jógee massivement pour voter li tax ñu jógandoo nag c'était une question bu ñu waroon a poser mais li tax ñu jógandoo peut-être am nañ lu leen metti ci li fi xew Grand Dakar gépp jug takku doon benn say dem voter ji li ma mënul comprendre nag te du ma ko nangu mooy mën nañoo jug xeex mën nañoo jug tànk na mën nañoo jug def lu ñu neex mais boo gisee Grand Dakar calme pour l'instant parce que dañu am kilifa yi nag ñoom la ñuy déglu li ñu bëgg mooy bañ a indi benn fitna bañ a indi benn problème li ñu bëgg mooy te bëgg ko mooy li nga xam ni dañ ko gagné mu nekk suñu loxo bu ñu ko kenn foqati te duñu nangu kenn di ko foqati victoire bi yeeyu askan wi dafa gagné Grand Dakar ci ville bi largement gagné commune Grand Dakar largement suñu victoire la yeeyu askan wee ko moom kenn du ko jël jaral nañu nag lu ne lu mu leen jaral nañu ko mais yeeyu askan wi moom incha allah non day dugg ci mairie bi parce que moo ko liggéey moo ko wane moo ko gagné leneen nag lu ñu bëgg nag ñun ñu ngi ci taxaw duñu fa mu doon kàdduk Samy Thioune yore woon kàdduk waa coalition Yewwi Askan Wi wane seen naxaru xol ca la xew ak nan ko jàppee gis ni xëy na jombul ak labaj la ñu nemmeeku ci wàll guni mel ndax jàppees nañu ñoom ne ñu nekkut lu xel mën a nangu ñu koy bàyyi noonu le ba tey mbirum politique ak élection locale yi mi ngi wéyandi ndax jàpp leen ni ba tey élection locale yooyu le ak li nga xam si rek moo di impact yi ca marché Sandaga ñoom itam ñi ngi xaar ñi nu fal yees seen taxawaay ndax ñoom jàpp na ni il faut ñu daal di bàyyi xel li xew ak
ak ku leen war a yor seeni mbir ñoom daal ñu ngi xaar ni daal ak lu mën di xew bul leen fàtte ndax ñoom lott nañu loof nañ laati kaaf nañu Mamadou Dieng moo di seeti woon reportage. Ville de Dakar am équipe bu yees capitale bi am maire bu yees commerçant yi ci marché Sandaga di wax li ñuy xaar ci moom. ñun dañu am benn kuréel bu nekk fii mooy muy ATS ànd taxawu Sandaga ñu jëlee ñu fii Sandaga fi ñu nekkoon léegi nag maire bi nga xam ne maire plateau waroon a liggéey bi mu am divergence ak maire de la ville bi fi nekkoon moom Sava Vardeni parce que dañ ne terrain central bi dañ ne ville de Dakar moo ko moom alors que ci acte 3 bi dafa délégué ay pouvoir am maire de la commune quoi donc mu amoon litige boobu ba actuellement mi ngi tribunal. su ma la waxee dëgg am na ñoom fi yoroon nañ kër ga tas na am na ñu fi yoroon jabar yi tas nañ am na ñu doon seen doom jàngatuñu parce que amatuñ luñ fayalee seen doom yi amatuñ lu ñu joxe yoroote seen kër bari na fi ñoo xam te ni marché bi dañoo juddu fekk seen papa nekkoon si marché bi seen papa dem ñoom ñu ne fi ba yor fi seen i njaboot ñu xëy ci ba jële fi marché bi di boobu ba léegi daf mais fii da ngay gis ko xam te day xëy ba ngoon jot ni la woo ma paas bu ma njibee yow ki amul paas lan lay amee ñu këram. ñu toj ko fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 2021 Sandaga ne boobaak léegi ay jafe-jafe lay dund mu toftalu ci itam ab xëccoo jëm ci kan mooy yeesalaat bërëb bi commerçant yi di sàkku ci Dakar Plateau naka noonu mairie bu Ndakaaru ñu teg xeex bi ci suufa li ñuy wax Barthélémy mooy les commerçants de Sandaga depuis 2 ans ñi ngi souffrir sonn nañu kën nañu dimbale ngir yàlla na waxtaan ak xaritam Aliou Ndoye ñoom ñee ñëpp ay maire lañu kenn ku nekk am loo bàyyi ñu liggéeyal impacté yi parce que sonn nañ depuis 2 ans. Barthélémy taxaw na fii moom ci boppam en personne assuré ma ne ma bu jëlee maire bi tey dana waxtaan ak Aliou Ndoye kon boog war na mën a yomb daal nañ ci seet daal jaaykat yi sonn nañ depuis 2 ans. léegi nag Aliou Ndoye war a Barthélémy Dias ñoom Dakar lañ juddoo Dakar lañ màggee dañoo judd fekk fi marché bi ak marché bi lu mu doon dugal léegi nag ñoom bu fekkee si ñoom ñaar la des nañu dawal ngir yàlla xam ne nit ñi nekk ko si sonn nañ ñu bàyyi seen intérêt politique yi te defar marché bi ñun loolu lañ soxla. juróomi téeméer ak juróom benn cantine lañu toj junneeg téeméer ak ñeent fukki table yëkkati leen loolu teewul ñoom commerçant yi noppi nañu gunge équipe bu yees bi ci mission bi. ah mais bien sûr ñun dañuy gunge ñëpp parce que amuñu droit tey kii li fa nekk fi ñu dañuy xëccee gauche kii di xëccee droite ñun ay sénégalais lañu lépp luy tabax Sénégal ay citoyen lañu dañ ciy ànd ak ku mu ci mën a doon parce que tamit choix doomu aadama yi dañ ko war respecté. ab équipe bu yees ci boppu mairie bu Ndakaaru Sandaga lenn rek lay xaar ci moom te mooy ñu baral jéego yi jëm ci yeesalaat bërëb bi nga xam ne ci taarix la bokk muy bërëb boo xam ne ñoom commerçant yi nee nañu jamono ji koom gi day sukuraat. Mouhamadou Dieng jaajëf xabaar yi wéy politique ak yenn résultats yi tàmbalee wàcc ndànk-ndànk jàppale ni tey ci tribunal bopp départemental bu Guédiawaye kàddoom jib na daal dina dëggal ni kon foofee Yewwi Askan Wi dafa xuuf pa maanaam dafa def razia mooy xuuf pa ci wolof jombul moom ci boppam jël na fa nekkoon lépp ndax jamono ji da xoolee benn bokk yaakaar jël na ville bu Guédiawaye jël na itam li nga xam si moo di Golf Sud waaye itam jël li nga xam moo di Sam Notaire jàppaleen ko résultat yi mooy kon 29 674 maanaam ñaar fukki junni ak juróom-ñeent ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukki ñeent ci ay ndaw ñoo woteel ci ay carte kon la ñii di benn bokk yaakaar am Yewwi Askan Wi am fanweeri junni ak ñeent ak téeméer ak ñeent fukk ak ñett muy 34 143 voix ci wet ga itam jàppaleen ko Golf Sud maa ngi koy toj sàng ñoom itam foofee lañ fa am toll na ci juróom-ñetti junni ak téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci ay baat kon daal mi ngi noonu ci gàttal Golf Sud ak Sam Notaire ville bu Guédiawaye Yewwi Askan Wi ñoo ko daal di jël noonu la tribunal départemental bu Guédiawaye joxe yooyu résultat xabaar yi wéy ju ñu daa ko sàng ci boppi xibaar yi mi ngi soxal mbirum Ziguinchor ak li xew ca Gambie muy ay soldats yu ñàkk seen bakkan ba dee ngeen sàng ambassadeur du Sénégal ci réewum Gambie jibal na kàddoom Bassirou Sène ñaaru li xew waaye ñun tuumaal ni ñoo def jëf ji nañ ñoom kaccat leen ca mooy ñii di fippuy Casamance di MFDC ñoom ker seen kàddu di Amadou Djiba nee na bu dañ ci kenn tudd ci li xew
te ñu nekku ca ci yooyu nga xam moo xew ba ay bakkan wadd ñun teg loxo it ñoom jàpp nañ ni ñu leen jàpp ñooy xool ba xam dañ leen di bàyyi am ndéet waaye moom it problème la daa di ñaawlu ñàkk sàmmonteeg yoon bataaxal ba nu siifee woon mu jëm ci wàllum jàmm ne ñu ñoom militaire Sénégal yi ñoo ko njëkk a xotti ñu teewlu ko Amadou Djiba porte-parole MFDC jokkoon ak Yandé Mbatine. ñu joxoon baaraam mais man information boobu maa ngi ko déggee juste bi ñu doon def suñu anniversaire abbé Augustin Diamakhoune Senghor ñoom ñi fa nekk ba léegi awma ci firnde bu ma leer ne avec MFDC moom la ñu affaire de toute façon ba léegi ñoom joxuñu lu leer ci loolu léegi lu leer parce que ñu am lu leer balaa ñuy wax bon ba taxawaay MFDC dafa di loo xamante ni bu ñu demee ci ginnaaw tuuti MFDC ak Sénégal jotoon nañu signé ay cessez-le-feu accord de cessez-le-feu depuis bi mouvement bi tàmbalee def nañu ay ñaari cessez-le-feu yooyu mais buñ xoolee ci biir cessez-le-feu yooyu ñu ko violé mooy Sénégalais ñoo ko violé te encore chaque fois qu'on parle de paix dañuy wax paix waaye paix boobu xam na ci gémmiñ la parce que du ci comportement parce que bu dee ci comportement la effectivement lii xew chaque fois noonu du am waaw dañuy ne opération de sécurisation c'est vrai mais dañu xam ni au fond li ñuy def moo di dem daan combattant yi waaw xam nga éradiquer ko loolu mooy seen bébét waaw fu mu ne nii moom daaw nee nañu dañ def kii ratissage def nañu ratissage ak yoon ñu yuxu ci loolu di wax ci loolu xam nga loolu bu dee comportement bu ñu war am la yii moom du mën a am ñi nekk seen zone nekk nañ seen zone provoqué nañu kenn alors ñu daan seen kaw est-ce que loolu comportement bi mën a wone nii ñii dañu bëgg a la paix est-ce que dañu bëgg a négociation xam ne dañu bëgg a dem à la négociation étant fort bu dee combattre ñi nga xam ne dañuy dàgg baax ñun foofu la ñu taxaw depuis longtemps parce que soo ngeen fàttale ko Abdoulaye Diatta def na ñaata émission ci loolu ñun ñii bind nañu fu ne uniquement pour que loolu bu mu am dàgg bant moom d'accord ñu ci dem nañu ba li xew boobandaa am loolu yëpp bëgguñu loolu ñun suñu bois la bois Casamance la mais ñun ñu d'accord ñu koy dàggee noonu même bu dee ñu koy dàggee noonu sax ci Israël wala ci ñeneen la mais ñu d'accord ñu dàgg bois. mu doon kàddu ko ki yor kàddu ko MFDC di Amadou Djiba indi ay leeral ca la xew di jokkoom ak kii di Yandé Mbatine xabaar yi wëy wax ci lu soxal mbirum njàng mi tey jii nu amoon na ay élèves génn doon amal seen doxub ñaxtu ci dañoo bëgg njàng mi dellu siwaat lu ko indi mooy gaaw waa CUSEMS ak ñii di waa SAEMS daal di delluwaat sumb muy ñetteel bi xeex bi ñu nag ñoom dañoo sonn tay ci na xeex ba di demee ci ñoom ndax ñoo élèves yi ñoo ci fay kaasin tëjut ñu bëgg seenum njàng war a mën a ñoom seen ëllëg waaye ay lacrymogène leen alkaati yi jox tasaaroo gi am ci teewaay maam seen babu reportage. mu demoon ngir nekk manifestation pacifique waaye nag mbir yi dafa teel a jaxasoo ay sànnante xeex ak i lacrymogène ci diggante élèves yi ak policiers yi ba tax na ñu arrêté seen déclaration grève enseignants yi nag foofu na leen loolu ñoom ñii lee dañu bëgg année scolaire bu stable. teewaayu ndongo yi fii nii mooy maanaam ñaxtu lan mooy ñaxtu li nga xam ne depuis 4 ans état Sénégal mu ngi siy topp te masul fexe ba saafangoo te dëgg jafe-jafe yi bari nañu waaye loolu tey jii nii état bi da see war a jël responsabilité professeur yi jël ses responsabilités ndax élèves yi franchement parlant de 9 mois la ñu war a jàng soo xoolee tey 3 mois yi ñu jàng am na ay classe de terminale S2 yoo xam ne defuñu benn devoir mat sax premier devoir mat defaguñ ko. jaaxle loolu élèves yi dañu bëgg grève yi jeex ngir ñu mën a delluwaat ci seen jàng. loolu c'est inadmissible loo xam ne ñun bi ñu nekkee en classe de première ñu ngi ko doon xeex ba état man jàppoon nañ ma si yóbbu ma si police te loolu c'est inadmissible ñu ngi koy ñaxtu bu baax a baax léegi nag lu élèves yi bëgg lan la mais maanaam état bi jël responsabilité am ministre de l'éducation Mamadou Talla sors de ton coin ministre de l'éducation Mamadou Talla na gis ko jàppale élèves yi ndax ndaw ñi ni tey ñooy defar ëllëg dëkk bi ëllëg. école yëpp ñu nemmeeku leen fii. lycée Maurice Delafosse lycée Kennedy Blaise Diagne Limamoulaye président Macky Sall ak ñi nga xamante ne ñoo yor wàllum éducation nationale ñoo leen di woo ngir ñu respecter di quantum horaire bi. maam Seynabou Babou élèves yi ci mbedd mi waa ànd sàmm jikko yi ci seen saal lan gonte ndaje dañ ko sax xëyee
wala seen naxaru xol dal nañ ci kaw ñii di ndawum pencum réew mi ne ñu dañoo jalgati anam bi nu dàqee loi ba nu fa yóbbu woon dëppul ak yoon seen kàddu jëpp gën nañoo xuus ci lu gën a yaatu ñu ànd ci ak faram-fàcce ak Mamadou Sy. Et de notre pays. collectif ànd sàmm jikko yi dafa mer ba futu gannaaw bu ñu rejeté proposition de loi bi criminalisé homosexualité fii ci Sénégal bu ñu sukkandikoo ci seeni membre bi Assemblée nationale dafa daal di jalgati yoon. sañuñoo seet ab loi ndax bii yella na wala yellul li ñuy wax opportunité sañuñu ko yoon mayu leen loolu lim leen may mooy ñu saytu yoon bi loi bi proposition de loi bi plutôt su fekkee dugal nañ ko bu jàllee ndax du am li ñuy wax ay incidences financières loolu rek la ñu wax non seulement dañoo jalgati yoon ci ñoo xam ne ñoom la ñu wax ni ñoo war di rëdd yoon waaye dañoo jox seen bopp sañ-sañ yoo xam ne yoon jox leen ko. bile collectif nag mu ngi joxuñ baaraamu tuuma groupe Sénégal mu jàpp ni mu ngi doxal agenda LGBT loole nag dëppoowul benn yoon ak suñuy aada collectif bi sukkandikoo ci yenn ci ay rapport d'abord dañoo jaare ci wàllu yoon dugal ko ci constitution bi ñu tëral benn programme boo xam ni document stratégique la ñu koy wax SNEC 2 diir ko ci fukki at yoo xam ne dafa am ay jubluwaay ak i nammeel ak i bëgg-bëgg yuñ ci am loolu mooy bu ñu yeggee ci 2026 imam bi nekk biir Sénégal évêque bi ki nekk Bois Sacré ak góor jigéen bi ñooy bokk kiif ci ku ci nekk la ngay def ak la nga bëgg ak la nga yëg na nga ko bëggee nga koy defee. ànd sàmm jikko yi fas yéene nañu amal ab marche ñaari fukki fan ci weeru février ngir rek sàkku ñu mën a criminaliser homosexualité. te nga bëgg ñu aaral ñu suñu penc mi te nga bëgg yi tamit suñu kilifa diine yi seen kaddu ak seeni cër ñu jox leen ko ci réew mi jiñ fi am ndax ñooy kilifa ak réew mi te nga bëgg itam yoon di dox kenn du ko jalgati te nga bëgg yi tamit musal sa njaboot sa doom sa jarbaat ak aju ci yow ci mbirum góor jigéen bëggoo ko gis sa kër ñoo ngi lay woo le 20 février ñëpp ñu génnandoo maase taxaw wane ni loolu duñu ko def. bile collectif nag mu ngi sàkku ci parlementaires yi ngir rek ñu mën a bàyyi xel xalaatu askan wi collectif bi fësal xalaat ni war nañu saytuwaat nu ñuy fale suñuy député. Mouhamadou Sy jaajëf xabaar yi wéy ñu xaatar bi ko Ndakaaru jëm daanuk Bawol foofu lañ fay fekki ki nga xam si moo di Idrissa Junior Diallo moom lañ fa dénk ca gox ba lépp luy fexe ba dimbali baykat bu bay ba noppi na mu koy rënkee ba du ko xàllas waaye tam war caa am koom di ca faj soxlaam nee na dana noppi ngir gën a jàppale baykat ci wàllu gu ni mel moom am na lu mu dénk suñu correspondant Gora Ndaklo. Touba dañ fi ñëw tey jii nii donc ci ndigalu sama directeur général donc bi nga xam ne mu tudd Idrissa Junior Diallo bi nga xam ne moom moo jiite organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt. liggéey bi nag dafa nekk liggéey boo xam ni ñu ngi ko lal ci système de récépissé d'entrepôt donc système de récépissé d'entrepôt dafa nekk benn système de garantie bi nga xam ni état du Sénégal moo ko fi teg ci benn loi bu ñu tënk depuis 2017. donc loi boobu mooy permettre tey jii nii bu ñu gisee benn entrepôt ba saytu ko xool ko ñun ñoo koy agréé bu ñu ko agréé ki nga xam ni daa am gerteem day jël gerteem yóbbu ko ci entrepôt bi bu ko yóbboo ci entrepôt bi ñu jox ko récépissé d'entrepôt ci récépissé d'entrepôt bi nag da jël yóbbu ko ci benn banque partenaire yi nga xam ni banque boobu mën na ko financer valeur u gerte bi nga xam ni moom la déposé pour tolloog ci pratiquement 80%. donc loolu war a tëj nag ñu ñëw fii ngir mën a sensibiliser nit ñi xamal leen ni tamit que système de récépissé bi mi ngi fii te pour ñoom la. njëriñ mi tey jii nii boo duggee système de récépissé bi dina la permettre ces activités di nga mën a dérouler nu mu la neexee ak tamit dañu seetlu ni ci wàllu mbay mi donc nit ñi dañuy bay gerte bu ñu bayee gerte pare après daa mbapat bu ñu mbapatee. dañuy bazarder seen gerte nga xam ni gerte tey jii état du Sénégal mi ngi fixé à 250 dañuy gis ñoo xam ni dañ koy jaayee à 220 à 175 donc nag système bi bu ñëwee dafay contrecarrer loolu day permettre boo amee sa gerte ñu xayma ko mu nekk valeur bu 250 dañ koy jël dugal ko ci biir entrepôt bi bu ñu ko dugalee ci biir entrepôt bi yow bu ñu jox la récépissé da lay permettre nga dem banque ba nga dem banque bi jox 80% wu valeur marchandise bi nga déposé donc xaalis boobu noonu nga jot mën na la permettre
nga dem jëndiwaat gerte bu la neexee mën nga dundal sa njaboot donc mën nga ci faju mën nga gérer sa yenn urgence yi boo amee ku feebar wala boo amee ay ngénte wala affaire yooyu noonu donc système la boo xam ne da lay permettre au moins da ngay mën a dund sans pour autant que yow sa marchandise yi nga xëy bazarder. xabaar yi wéy ñu xuus wutil ca bitim réew xabaar tënk lay doon waaye jàpp leen ni bu ko tàmbalee ca Burkina Faso foofee ba léegi coolo mu ngi wudi jolli askan wa tonk tumuranke ñànk pëj bu nu mooy moo ko sooke ndax coup d'état ba fa ay soldat defatim muy ki nga xamoo di Christian Kaboré moom yi nga xam tey fi mu toll yoon teg na ko loxo nguur ga daal dina signé ab bataaxalub démission ba fi mu toll nag ñu ngi tàmbalee di wër ministre ya ñeneen wër xamuñu fu nekk bokk na ca ministre de la défense ba fa nekkoon di général Barthélémy Diaz astafurlah di général Barthélémy Sempore foofee nga xam moo di kon ca diwaanu Burkina Faso moom général Barthélémy Sempore fi mu toll tamit bokk na ci ñi soldat si teg loxo ba léegi ana fu mu nekk xamee su ko ñeneen tam ci gouvernement ñu bari fi mu toll ni da leen a tegandi loxo bokk na ci itam keneen koo xam te ne bi moo nekkoon président assemblée nationale ba depuis atum 2017 di Alassane Bala Sankadé moom yëpp fi mu toll ni bokk na ci ñi soldat si teg loxo waaye itam ba fii dafa nekkoon chef du gouvernement ba di Lassina Zerbo moom fi mu toll ni tembe ma nga ca président surveillé këram daal lan ko tëj ni ko doo fi génn mukk lii nag tax na bam ñu dem France Emmanuel Macron daal dinay ñaawlu bu baax a baax coup d'état ba am foofee ca Burkina Faso naka noonu yeneen ci ay kuréel di ay association ñu ngi naqarlu jàpp ak teg loxo ñu ngi sàkku itam ñu bàyyi ñeen teg loxo nu mu gën a gaawe foofee nga xam moo di ca Burkina Faso wax ci leneen lu soxal mbirum tàggat yaram jàpp leen ni CAN baa ngay wëy dëgg démb Sénégal mi ngi doon jongante ak ñi nga xam moo di waa Cap-Vert ñaari bal ci dara jongante bi taroon na metti woon na tey ji sunu gaynde yi cukki waat nañu muy ab tàggatu bu njëkk ginnaaw seen jongante tàmbali xaar jongante tey bi luñ ci mën a xaar ngir ku ci war a génn ñoom ñaar ñu mën daje ak ñoom ñu dem ba fu sam ànd fa sunu envoyé spéciaux yi. noonu lañ koy amalee saa suñu jógee ci jogante daanaka effectif bi nekk ci entraînement bi li ci ëpp mooy joueurs yi nga xam ne ci ñaareelu pàcc bi la ñuy dugg wala sax bokkuñu woon ci jogante boobee ñu nemmeeku ci fukk ak ñetti joueurs ak ñetti góol mu di Aliou Badara Fati Alfred Gomis ak Seny Dieng waaye liñ ciy gën a jàpp mooy bokk bi Ismaïla Sarr di bokk ci entraînement bu groupe bi mu di guleet gannaaw ba mu amee ay gaañ ci weeru décembre laataa sax Aliou Cissé di génne liste bi ngir CAN bi joueur Watford bi bokkoon na ci liste bi. ci diggante bi sax am na ab xiroog ngaayo diggante fédération bu Sénégal ak club anglais bi nga xam ne ab gën a téye joueur bi waaye gannaaw ba mu tàmbalee faju foofee ca Barcelone joueur Sénégal bi ci talaata ji sax la ñëw fekk ci gaynde yi fii ci Cameroun ngir rekk jeexal compétition bi Cheikhou Kouyaté ak Pape Matar Sarr ñoom bokk nañ ci entraînement bi yépp donte nañ koy jox benn bis rek ngir mu noppalu moom joueur Crystal Palace boobee. gannaaw ba ñu amalee échauffement ba noppi staff technique bi di leen wéy di xool ci lañ ko def ñaari pàcc équipe bu nekk am juróom benn joueur waaye doon defee opposition attaque défense boobee Cheikh Ahmadou Bamba Dieng moo ci gën a ràññeetlu bu weesoo loolee joueurs yi nga xam ne ñoo tàmbali woon jogante bi seen diggante Cap-Vert amal nañu benn séance de décrassage bu ndaw Kalidou Koulibaly moo tàmbali ak Famara Diédhiou ak Saliou Ciss laata Idrissa Gana Gueye Abdoulaye Diallo Papa Gueye ak Boulaye Dia di leen ci fekk ci ñu jeexale ko Nampalys Mendy Edouard Mendy ak Bouna Sarr ñi nga xam ne ñoo ñëw rek ndar képp groupe yu ndaw yooyu ñu taxawloon di fàttali rek ne ginnaaw ba mu amee ab choc bu metti lool ci digganteem ak góol bu Cap-Vert Sadio Mané bokk ci entraînement bi ñu xam ne rek ne dañ ko jox ñaari fan ngir mu noppalu moom ba mu duggee ci wante bi diggante Sénégal ak Cap-Vert daa am ay gaañu ay simili dong Fodé Ballo-Touré it bokkul ci entraînement bi. Cheikh Diop jaajëf muy kon xibaar bu neex ndax léegi Ismaïla Sarr ñëw na fekk si tanière bi muy kon sunu gaynde yooyu leen di fàttaliwaat ni fi mu toll nii tembe Sénégal mi ngi xaar jongante bi nga xam ne digganteem ñii di waa Mali ak ñi nga xam te ni bi kon moo di ñen war a dajeel yoruma actuellement chiffre liste bi waaye ña nga leen di xaar ku ci gën incha allah daañu daje ak ñoom leneen ci xibaar soxal mbirum ba fu sàmm foofee sunu ndaw yi dem nañ seeti benn mag sénégalais la ndax sénégalais fu nekk ma nga fa ba fu sàmm def na fa ay addi sakkan ndax atum 1986 la fa nekkoon ba
sénégalais kooku di Abdou Konté jot na daal di wone boppam yàgg na fa lool ba ñii di sax camerounais yi daal di koy arrêté maanaam nangul ko ak nekkam moom itam mu daal di intégré loolu lépp day tax ba kon mu ni nag mook njabootam bëgg nañ ñibbi si waat fii nga xam moo di Sénégal ngir nag dund li des ci ak dundam ak ay dëkkandoom ak bokkam kooku mooy kan Cheikh Diop moo nu koy xamleel. mi ngi bàyyi ko Sénégal ga mu juddoo ngir rek soppi nekkinam tey jii Abdou Konté fii mu nekk di Bafoussam dafa mel ni fi la mës a dëkk mu nekk fii ci atum 1986 ba léegi bu ji tollu ci juróom fukki at mi ngi yor benn atelier tailleur ci biir ville bi te it am fi njaboot ci diggante ñaari réew yi mu doon tukki boo xam ne li ko waral mooy amul ubbite ci àdduna bi yépp. maa ngi jógee Sénégal en 1986 ñëw bëgg a dem Gabon yàlla def ma traversé frontières yi yëpp ñëw yàlla ne ma fii ngay toog donc dama commencé Douala diggante Douala Yaoundé foofu laa nekkoon après un temps ma jógee foofu ñëw fii toog bon mais sinon sama destination mooy Gabon. ngir sax miin dëkk bu yees bii Abdou Konté nekk metti woon na lool ci moom ba muy soog a tàmbali rawatina ci wàllu dund gi mu sori lool ceebu jën ba mu xam ci Sénégal góor gi am juróomi bant daa sax jaayante ngir mën a dund fii ci Cameroun. xam nga boo ñëwee boo tàmmee ceeb jën ak kii ak maafe ak yaasa ak yeneen loo xamante ne yéen ngi koy doon lekk Sénégal bon jékki-jékki rek nga teeru fii bon day xaw a métti mais nag dañu adopté wu parce que xamuñu woon plantain xamuñu woon kii nu mu tëddee igname xamuñu woon aussi bâton de manioc affaire yooyu bon donc pour adopté wu xawoon na kii tuuti xawoon na jëfe tuuti. ba tey jii mu namm Sénégal lool waaye yar bi ko ay waajuram yar tax na saa su ne cofeel gi mu am ci réewam mu koy fësal. egsi pour s'adapter dafa xaw a day xaw a métti sans mooy li ñu naan changement de climat voilà donc loolu dund nañu ko mais nag góor moom ñu ne lu métti góor lay dal voilà boo duggee ci ñaaj moom faw rek nga adapté wu. donte ne am na fi njaboot ak liggéey bu dal Abdou Konté li mu bëgg rek mooy dellu Sénégal ak njabootam ci wut ay mbokkam. trop fi mu nekk kay su fekkee ne état bi mën na maa dimbale pour ma ànd ak samay njaboot dem Sénégal léegi ma jàpp yoon bi dem Sénégal mais nag bon xam nga rek yàlla moom lu mu def kenn mënu ci dara. loolee de li nga xam ne moom dong moo ne ci xel mi muy dellu Sénégal ga mu juddoo ànd ceeg njaboot gi mu am fii waaye laata loolu di am ñu ngi wël rek dund gi diggante ñaari réew yi nga xam ne ñoo ko bokk. man kay loolu mooy sama suwe. gërëm leen Cheikh Diop Seck Seydi Serigne Saliou Deme ak Babacar Ndiaye Jeeba ñooy sunu envoyé spéciaux ca diwaanu Cameroun ca seen dalluwaay di Bafoussam sant leen it gërëm leen ci ànd beeg ñu TV lii moo tëj xabaaru marax yi ñu bàyyi nag bloc d'information bi Cheikh Hassane Fall wéyal la total lay doon ba ci kanam moom ak ay ganam jaa ngeen jëf.